jëf ci ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaaru digg bëccëg bi ak ponk yi ca gën a fës Lobat Fall kon daal dinay génn àdduna moom moomee ñu gënoon ko xam nag ci transporteur bu mag mu liggéey nag lu am solo ci boobee secteur moom moomee di Lobat Fall ci fàttali tamit nekkoon député ci jamonoy Abdou Diouf mi ngi toll woon ci juróom-ñetti fukkaat ak juróom-ñeent ab doomi Sénégal fàttati nañ ko fële ci réew ma Espagne moom moomee nag ma nga doon wuyoo ci turub Mame Mbaye Ndiaye mu nekkoon nag kon ab marchand ambulant ñu ne nag gannaaw bu ko takk deree doon dàkke daal ci la daal di daanu ñu ne cardiaque moo ko faat moom waa jooje tax na nag ba foofee ca Espagne kon ñi nga xamante ne ñoom ñooy moodu moodu yu ñu gën leen faa xam ci moodu moodu ña ngay naqarlu lu ni mel ndax du guleet nag ab doomi Sénégal di ñàkk bakkanam ca bitim réew ci jamono ji may wax ak yéen njiitu jëwriñ di Mohamed Boun Abdallah Dionne mi ngi nag janoo ak syndicat jàngalekat yi solo si nag mooy fexe rek kon ba déggoo ci jafe-jafe yi nga xamante ne nii moom moo am ci wàllub njàng mi dossier tey ji ñi ngi koo jagleel nag tàggat yaram ak la ñu seetlu ci lamb ji fii ci Sénégal bari na kàddu yu ñagas léeg-léeg nag bërekat yi di ko yëkkateente ci seen biir mu doon loo xamante ne nag mosuñu ko rafetlu ñu gis sax ni CNG moom it ma nga jee def liggéey yu am solo ndax daan nay tàmbali ay daan di ko teg nag ci kaw képp koo xamante ne kon yëkkati nga ay kàddu yu dëppawul ak yoon di ko wax sa morom ci biir arène bi ñu ne loolee xaju fi mbokk yi ponk yaa ngi nii daan ci toftal xët yu njëkk yu yéene kaay bu ngeen taaxirloo tuuti ñu faram fàccee xibaar yi. jangeen jëf ci ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaar yi ñu tàmbali ko ak ni ma ko waxee woon ci ponk yi moom Lobat Fall kon daal dinay génn àdduna moom transporteur bu mag boobee ñu ràññee ko lool Pikine sax am ca cité boo xamante ne kon moom la ñu ko duppee juróom-ñetti fukki at ak juróom-ñeent la amoon moom Lobat Fall nekkoon ni tamit député ci jamonoy Abdou Diouf du ñàkk ñu dellusiwaat ci biir xibaar yi ab doomi Sénégal la ñu fàttati fële ci Espagne duguleet nag kon Sénégalais yi di ñàkk seen bakkan ci anam yu doy waar waa jooju doon wuyoo ci turu Mame Mbaye Ndiaye nee nañ nag moom ab marchand ambulant la woon da doon jaay nag diggante bi daal bi mu doon dàqanteeg takk derrière foofee ca la daal di nag ñàkk bakkanam ñu ne nag crise cardiaque la amee woon waaye nag ña nga xamante ne ñoom ñooy sénégalais nekk foofee ña ngay laam-laamee ndax moom laam déet lu mu ca mën a doon daal rafetlu wuñu ko benn yoon mi ngi toll woon nag ci fanweeri at ak juróom ñu waroon jokkoo nag ak Sori Kaba mi nga xamante ne moom la ñu dénk doomi sénégalais nekk ca bitim réew bu dee jàppandi na daañu ko am bu fekkee kon sottiwul du ñàkk ñu am ko ci biir xibaar yi laata ñuy jeexal ñu dem ba Taateen Séeréer ma nga nekk nag ci commune du Notto Diobass foofe nag nee nañ lu ëpp fanweeri at a ngi nii askan wa nga xamante ne nag ñoom ñoo fa yeewoo ña nga cay jafe-jafe yu tar li ko waral ay kilomètres nag la ñuy dox di dem ca fa nga xamante ni moom mooy barabu fajukaay ba di poste de santé boobee loole nag la ñu bëggoon nag mu daal di dakk naka noonu it soxna yi nga xamante ne ñoo tollu diggante dañuy faral am ay jafe-jafe yu tar maire ba nag de Alioune Sarr ak sous-préfet bu Notto Diobass nag daal di nañuy teewee tegub xeer bu njëkk bu jëm ci poste de santé boobee ndax yàlla sax jafe-jafe yi mën a jeex Cheikh Anta Diop say latiir ne dinañu def boobu liggéey mais xam nga terrain football dafa mel ne dafa am ay normes yoo xam ne xëy na ku mel ne man maîtriser wu ko mais bi ñu fi àndee ak suñuy technicien ñu xool ko terrain bi dafa mel ne dafa am partie yoo xam dañ ko war a yokk ci yaatuwaay bi lañ ko war a yokk pour mën a permettre grille de protection yooyu nekk sinon buñ ko ci defee li nga xamante ne mooy aire de jeu bi dafay jël terrain bi yëpp nga xam ne nit ñi bu ñëwee du ñu am fu ñu mën a toog parce que kooku yaakaar naa du ma technicien mais bu ngeen xoolee terrain bi rek loolu feeñ na ci loolu aussi terrain bi fi mu situé dafa am benn lotissement bu fi nekk ay kër yu fi ne mais loolu déjà réglé nañu ko pour que norme bi ñu mën ko respecter pour que grille yooyu mën a am ndax loolu vraiment bokk na ci li nga xamante ne suñu projet la mais loolu rek moo taxoon mënuñu ko woon def mën naa wax ne atu ren
dépensé nañu plus de 10 millions ci affaire match nawetaan yi est-ce que ces 10 millions là bu ñu faboon 5 ASC séddale leen ASC bu ne am 2 millions ASC boobu dem parce que fii dëkku aviculture la dem créer benn aviculture boo xam ne mën nañu yor lu mat 500 700 ñu jël ñaar ñetti jeunes ñu di ci liggéey bu ñu ko defee pendant 45 jours loolu ñu fab ko jaay ko dinañ ci jëlee benn bénéfice boo xam ne jeunes yi chômeurs yi ñu ngi ciy liggéey mais dina dem a dem ba daañu mën a subventionner seen bopp. ma ngoog kon ñu njéggalu ca boobee élément waxoon nañ ko léegi ci ndorteelu xibaar yi muy nag ab doomi Sénégal bu daal di kon ñàkk bakkanam ca Espagne ci anam yoo xamante ne nag anam yu doy waar la waa joojee doon wuyoo ci turu Mame Mbaye Ndiaye nee nañ nag da doon dàqanteeg takk dere ab marchand ambulant la gannaaw bi nag la daal di kon faatu ñu ne nag crise cardiaque moo ko rey mi ngi toll woon ci fanweeri at ak juróom doomi Sénégal yi nekk foofu nag di ko naqarlu lu baree bari Sori Kaba mi ngi ci bu mu jokkoo gi ñu dénk ko nag doomi Sénégal yi nekk ca bitim réew Sori Kaba maa ngi lay nuyu. ma ngoog lii nag du guléet ñu koy nemmeeku doomi Sénégal yuy ñàkk seen bakkan ca bitim réew tey jii keneen faatooti na ca Espagne ñu ne nag ci crise cardiaque la faatoo moom moomee di Mame Mbaye Ndiaye lan nga ñu ci mën a indil ci xibaar. maa ngi leen di gërëm di leen sant li ma ci mën a wax moo di que autopsie bi nga xamante ne moom mën a confirmer li tax suñu compatriote boobu génn àdduna defaguñu ko ba mën a xam exactement lan la donc liñ ci mën a wax ci waxtu wi mooy le ministre des Affaires étrangères joxe na ay instructions yu ferme à l'ambassadeur bi nga xam moo nekk à Madrid et d'ailleurs waxtu wi may wax ak yéen mu ngi sur place di rencontrer les Sénégalais te man mi fii altine wala mardi au plus tard joxe na ndigal pour ma dem fa pour mën a waxtaan ak autorités espagnoles yi mën a waxtaan ak sénégalais yi ci mbir moom pour ñu mën a xam exactement qu'est-ce qui s'est passé mu am enquête bu responsable bu diligente pour que ñu mën a restituer les responsabilités ci loolu xew parce que wax nga ko léegi am na fi amati na fi mais gouvernement bu Sénégal taxawaay bi mu amoon démb moom lay continuer am tey fulla ak fayda pour continuer protéger suñu doomu sénégalais nga xam ñoo nekk bitim réew surtout su fekkente ne yu mel nii dafa dal seen kaw ñu koy jaale mbokkam yi di ko jaale communauté sénégalaise bi yëpp di ko tiislu également di wax ne lépp lu jëm ci mbirum acte de racisme ak xénophobie gouvernement bu Sénégal mënu ci ànd te daf koy combattre. yaakaar naa sax balaa ñuy tàggatoo yow ça fait l'occasion ñu daal di àdduwaale ca boo ma ko nangulee la xewoon ca Italie tamit yàggul dara muy kooku nag ñu tiire fetal ci anam yu ñaaw kon mu mel ni kon dem na Sori Kaba ñu amoon nag yéen a wax dëgg mu tontu ñu kon ci loolee nga xamante ne xewoon na ci Espagne dara ma ngoog DG yaa ngi may dégg. maa ngi lay dégg ma ngoog très bien damaa defoon ni sax dangaa dem ni ma ko waxee Italie la fa xew yàggul dara muy doomi Sénégal boobu moom it ñu tiire woon fetal wax dëgg neex yàlla ci anam yu doy waar foofu tamit fu ñu toll ci gëstu bi ndax yaakaar naa ne metti na woon trop tamit. waaw métti na te bu ñu déggee président de la République ci conseil des ministres mu àddu ci wax ci loolu dafay wone déjà que les plus hautes autorités de l'État ñoom ñoo porté problématique boobu te li nga xam ne moom la ñu waxoon ca conseil des ministres ambassadeur du Sénégal bi nekk foofu ñu koy wéyale pour que ñu tirer ko au clair ci enquête bu am fulla ak fayda enquête bu juste bu équitable pour que acte de racisme ak acte de xénophobie li nga xam ne tey moom moo nekk les maux de l'Occident ñoom buñ ci amul solution ñun Sénégal ñu utal leen ci solution fulla ak fayda boobu la ñu taxawee mu ngay wéy pour que ñu situer les responsabilités mais li woon mooy ka nga xam moo jëf-jëf jooju arrêté nañu ko enquête ba mu ngay continuer wéy démb ci guddi la corps bi yegg ci Sénégal ñu accueillir ko jébbal ko ay njabootam tey dina am délégation bu jógee Dakar ci turu président de la République pour dem jaale ji ñooñu nga xamante ne ñoom ñoo perte seen doom sa Italie.
ñu ngi lay jaajëfal bu baax Sori Kaba may fàttali ni yow yaay directeur général bi ñu dénk doomi Sénégal ya nekk ca bitim réew ñu daal di àddu nag ca ndaje ma nga xamante ni kon ñu des ba tey waxoon nañ ko tamit ci ponk yi muy nag Labat Fall mi nga xamante ne nag moom moo daal di génn àdduna moom moomee nga xamante ne sax duppee nañu ko ab cité ca Pikine mi ngi amoon juróom-ñett fukki at ak juróom-ñeent mu nekkoon nag transporteur bu mag ñu ràññee ko lool ci secteur bi nekkoon na tamit député ci nguurug Abdou Diouf ki nga xamante ne nag moom mooy jëwriñ conseil bi di Youssou Ndour am na nag seede yu am solo yoo xamante ne def na ko ci Labat Fall ñu teewlu ko. billaay bi ma yëgee lii mu nekk tiis bu mag ndax Labat dama ko xamoon mu nekk nit koo xamee ne que nitu teraanga la nit ku fonkoon culture fonkoon ay mbokkam fonkoon ko xam malgré li ko yàlla defaroon ñëpp ci teraanga foo ko fekk ci manifestation dafay toog am respect bu mag bu mu jox artistes yi ba mu jeex mu defal leen teraanga ci Dagana ak fépp fu ñu mës a dem dama ko daan gis mu ñëw toog participer ba mu jeex du woon rek dañ koy tuddee nii mais ku bëggoon culture la nit ku baax dem na nit ku yaatu dem na nit koo xam ne ku xam teraanga mën a defante nit ñi teraanga dem na yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla teeru ci àjjana yi gën a kawe mais ku baax la woon. Amin mu nekk nag kàddu yu tukkee ci ministre conseiller Youssou Ndour mu dénkoon ko sunuy naataango yu rajo Futur Média ñu dem ba Mbour lu toll ci téeméer ak ñaar fukk ci ndongo ña nga woon ci jafe-jafe yu tar gannaaw nag ba nga xamante ni nag chauffeur yu taxi clando yi ñoo fa doon yëngu-yëngal ba takk deree nag doon jaamaarloog ñoom ñuy sànni ay lacrymogène xale yooyu nag noyyi ko mu amoon ci ay asthmatique seeni waajur nag naqarlu ko bu baax a baax takk der yi sax ñoom ci seen jëmmi bopp mujj nañu nag kon doon baalu ndongo yooyu wayjuru ndongo yooyu nga xamante ne nii ñoom ñooy jàngee ca fa ñu naan Saint-Esprit bu Mbour Abdourahmane Diallo lañ ci àndal. coow bi am ci diggante chauffeuru taxi clando yi ak police looloo tax ba waa police daal di jël gaz lacrymogène sànni ko saxaar si nag daal di dugg ci collège Saint-Esprit bu Mbour foofu nag élèves yi ñu bëri ci ñoom mënuñu sax nooyi lu ëpp téeméer ci ñoom sapeur daal leen yóbbu. tey ci suba dañu woo pour xale yoo xamante ne dañ nekkoon seen école mais am ñu ci tombé en crise bi ñu demee foofu effectivement on a vu que c'était des enfants ñoo xamante ni dañu daanu crise bëri woon nañ nag lim bi tolloon na ci environ 125 jël nañ leen am na ñoo xamante ni dañ leen andi ci infirmerie bi fii nii di leen jox seen soins yi jiitu ndax seen cas critique noonu mais am na ci ñoo xamante ne ay asthmatique lañ kaaw asthme bu xaw a sévère la ñu am dañ leen mujjee évacuer hôpital. waajur ndongo yi nag bi ñu leen waxee li ni mel ñu daal di jaaxle daw ñëw ci collège bi ñenn ñi ñu yebal leen ci hôpital bi loolu rek ngir xool ba xam seen doom yi ci nan la ñu nekkee. man dama paniqué vraiment man dama paniqué parce que ma nekk sama kër vraiment ñu woo la ne la kaay sa doom mu ngi camp sapeur vraiment loolu dafa doy waar na trop vraiment lii baaxut ci dëkk bi baaxut ci population bi vraiment baaxut vraiment lii nañ ko arrêté parce que du jur jàmm nga xëy defar sa doom ba mu rafet xëy gis ko ci condition yenn yi vraiment rafetul vraiment. ci hôpital ba nag ñi nga xam ne ñoom ñoo yor wérgu yaram daal di taxawu ndaw yi loolu rek ngir dalal xel ndongo yi. Il y a quelque chose qu'il faut aussi noter. On a des cas asthmatiques. ci ñun ñu jot a indil am na ci ñi nga xam ne dañu am asthme kon du ñëpp la ñu mën a bàyyi xoolal ñi tëdd fii ñoom dañ leen defaral masque ngir ñu mën a nooyi ñeneen ñi ñu ngi fële ci urgence ñoom it defal nañ leen masque pour ñu mën a nooy donc du ñëpp la ñu mën a bàyyi tey jii nii. Là-bas au service de l'urgence sous oxygène aussi. police nag di xam leen ni li ñu mel teyu ko looloo tax sax ku jiite woon opération yi daal di dem ba ci l'école bi ngir jéggalu ci fàttali nag chauffeuru taxi clando yi ñoo wàccoon tey jii ci tali bi loolu rek ngir ñaawlu taxi yi nga xam ne dañu jàpp ni dafa cher waaye tamit tali yu bon yu ne ci Mbour. cité Bissap moom ña fa yeewoo nag la ñu bëgg kon ñu able ci cité boobee ñoom ñooy nag ñu ne duñu ko nangu ndax lu ëpp ñeent fukki at ña nga fa kon tey jii jaaduwul ñu leen fay jëlee ci anam yoo xamante ne daal doy na waax ñu ne nag noppi nañu rek ngir jàmmarloog kilifa gi nga xamante ni moom moo taxaw temm ngir ñu jógee ca cité Bissap Maymuna Njaay lañ ci àndal. góor ak jigéen mag ak ndaw ñoom ñëpp ñu booloo askan wi yeewoo ci cité Bissap nee nañu bëgguñu ñu yëkkati leen ci seen kër yi moo ne de jox nañ leen ab sommation buy wane ni ñaari fat képp la ñu am ngir ñu yëkkati leen. cité Bissap dañ leen a jox ay këyit nee nañ jub te nag nit ñi loolu mënut a nekk que ñun suñuy waajur daanaka mën naa ne ñoom ñoo sanc cité Bissap depuis les années 60 ba léegi ñu ngi fi ñoom ñoo ko sanc biñ koy sant ñëwuñu fàq dëkk dafa am koo xam ne ku ñuy woowe Mamadou Diène
moom moo leen jaay defal leen ay acte de vente ñu daal di tabax daal di dëkk. bu ñu demee nag ba ay année 86 ci la kenn ku ñuy wax Mamadou Dioum ñëw andi ay titre foncier ne moom moo ko moom yaa ngi dégg mu ñu ay titre foncier moog suñu waaju ñu daal dem tribunal bi ñu demee tribunal jox ko dëgg ci ginnaaw gi nag moog suñu waaju ñu toog waxtaan bi ñu toogee waxtaan ñu trouvé benn solution ñu def ay accord yi pour mu nangu leen jaay ci la ginnaaw ci loolu am ñoo xam ne suñu waaju yoo xam ne fay nañu ba matal am na ñoo xam ne fayuñu. ñu yor ab cercueil nee nañu bañuñ ci dara ba ñuy dugal leen ci sax fu mu yem rek neex. dañ ñëw kayit yi ñoo ay commandement la yaa ngi dégg ne leen dans 48 heures na ngeen fi jóge depuis jeudi lañ ko indi yaa ngi dégg dem nañ ci média bi di wax nañ leen nañ génn duñu génn wax nañ leen génn leen neen duñu génn dégg naa sax ñëw nañ ci yéen yaa ngi dégg ñun nag dawuñu fenn fii la ñuy toog te fii la ñu incha allah fii la ñu fas yéene toog bañ ñu ci dara nag ñi ñu jaayee nag ñu jaayoon ñu fayew dañ leen di génn ñu leen loolu mënta nekk taxaw di leen xaar lu ñu bëgg ñu dem ceeg ñoom bañ ñu ci ba dee. askan wi yeewoo cité Bissap joxe dig daje di béer bu ko defee ñoom ñëpp daal di dajaloo méngale seeni kàddu xool ana fan la ñu jëm. ñu dëkkee moom ca commune bu Diaobé Kabendou ñoom nag infirmier chef de poste ba la ñu sàkku rek mu daal di able muy chef de poste boobu nga xamante ni moom ab infirmier la foofee nee nañ nag li ko waral mooy daal waajooju moom neexu leen na muy doxalee ca këru fajukaay boobee ndax am na ci ay waxtu yoo xamante ne nii bu ñu ko soxlaa duñu ko gis naka noonu it na muy dalalee aji tawat ga neexu leen ba tax na nag ñuy sàkku mu able waaja nag weddina ba set wecc dañ ciy ànd ak Abdoulaye Diallo. askanu commune Diaobé Kabendou moo déggootul ak docteur bi jiite seeni poste de santé bu Diaobé. nangook ñuy jéggalu ndax jafe-jafe yi nga xamante ni am na ci wàllug son bi ñu daal di àddu nag ci SAES di syndicat bi nga xamante ni moom moo jiite jàngalekat yi féete ci daara yu kawe yi ñoom nag démb ci alxames ji rek ñi ngi doon seq waxtaan ak kilifa yi ngànk njàng mi la ñu ca jàpp nag mooy ba nëga ni kon déggoo gi des na ci yenn poñ yi waaye nag la ñu ca waxtaanee bokk na rek ci xoolaat kon payoorub jàngalekat yooyu ak yeneen poñ yoo xamante ne nag bëgg nañu nag bii yoon sax njiitu réew mi Macky Sall jotee ci jafe-jafe yooyu Cheikh dañ ci ànd ak Cheikh Tidiane Dione. SAES daal di nekk syndicat bi ëmb ñi di jàngalekat yi nekk ci supérieur bi ñoom ak waa gouvernement bi toogoon daal di waxtaan niki tey ci tënk ñu mën cee jàpp ñetti poñ yoo xam ne jot nañ ko waxtaanee te lal nañ ko ba ci atum 2021. payoor gi nañu ko doon defee dañu amoon jafe-jafe parce que dafa am indice boo xam ne mi ngi tuddoon indice 1068 ñu ci daan fayee enseignant professeur de classe exceptionnelle yi du noonu la donc te méngoowul woon ak seen dayo ak seen àq ak seen yelleef ba ñu waxtaanee am na beneen indice bu bees boo xam ne mi ngi tudd indice 1124 pour seen payoor dëppoo ak seen i statut donc loolu ñu rafetlu ko loolu wéy na ba pare. beneen mesure boo xam ne jàpp nañ lu am solo la bokk na si daal di jëmal benn fonds national de solidarité boo xamante ne li koy tax a jóg moom mooy mbébatu ñi nga xam ne ñoom ñooy doyen yu retraité yi bokk na ci nag feebar mën a faju. wàllu wérgu yaram it am na loo xam ne jot nañ ko fee am mooy tey jii ñi nekk ci enseignement supérieur bokk nañu ci prise en charge médicale ak prestation yi nga xam ni système de santé bi fonctionnaire yi am bokk nañ ci la ñu doon laaj mooy naka lañ koy yaatalee ba ñu mën a teew ci commission yi nga xam ni fa la ñuy saytoo mbir yooyu ministre de la fonction publique dina xool naka la mën a dëppoo ak texte yi ak li nga xam ni moo fi ne. SAES moom di rafetlu ndaje mi waaye di xaw am si ki saak ci nees def ba daal di mën a jëmmal li nga xam ne moom mooy boobu lépp protocole d'accord. ñu fexe ba comité dialogue social sous secteur enseignement supérieur ñu mettre ko en place su ko defee mu permettre nu ñun ñuy mën a suivre accords yi nga xam ne am nañ ko ak gouvernement. prolongation âge de la retraite maanaam jëlee ko ci 68 ans daal di ko yóbbu ci 70 ans loolu nag nekk beneen poñ boo xam ne dañ koo jébbal kii di président de la république ngir mu daal ci mën a àddu. gise bi diggante nguur gi ak syndicat jàngalekat yi mi ngi wéy ndax tey jii tamit ñi nga xamante ni ñoom ñoo ŋànk njàng mi ba tey di kilifa yi ñoom ñi ngi sekk rek waxtaan ak syndicat jàngalekat yi muy njiitu jëwriñ ni mu nekk nag yenn syndicat yi rawatina ak syndicat yi jàpp ni ñoom ñoo ëpp doole ci wàllug njàngale mi dinañ ci dellusiwaat démb doxu ñaxtu moom amoon na fële ca diwaanu Ndar muy nag syndicat boobee nga xamante ni ñoom la ñu duppee
UPG6 lëkkale lu toll ci juróom-benn syndicat ñoom nag la ñuy sàkku rek mooy ñu taxaw ci seen i jafe-jafe ñuy sàkku nag ci njiitu réew mi Macky Sall mu xool rek ci ni Alpha Condé doxalee ca Guinée mu sukkandiku ci ñu teewlu Abdoulaye Ndoye moom mooy secrétaire général bu CUSEMS ci micro Ousseynou Diop. lu ñuy wax mooy yamale moo yor réew waaye munoo yore réew ñii nga jël genn wàll million may leen koo xam ne laajul kuy laaj nga ne ko du ma la jox dara moo tax ñu ne président Macky bu bëggee jàmm moo yore solution bi tey citoyen bi mooy wax ak moom sénégalais bi mooy wax ak moom élève Saint-Louis mooy wax ak moom enseignant Saint-Louis mooy wax ak moom enseignante Amazonie Saint-Louis ñooy wax ak moom waa parents d'élèves véritable parents d'élèves ñooy wax ak ñoom ñoo ko ne waxal ci mbir mi trouver solution sa naataango sa nawle bu nekk Guinée Conakry démb gënoon na métti Guinée ba nit ñi tiit foo ne xeex dana fa am mu dalal xelu ñëpp dalal xelu parents yi élèves yi jàngalekat peuple bi yokk salaire u jàngalekat jàmm ñëw na lundi dañuy jàngi ñun loolu la ñuy xaar loolu la ñu bëgg président Guinée nee na président Macky Sall ma la koy yóbbante nee na jàmm moo gën ay te yow yaa yore jàmm gi nag mooy engagement yu nga jël nga respecté ko lu ñuy xaar ci yow mooy lu président Guinée def mooy nga dalal xelu ñëpp na nga koy dalalee mooy engagement yi nga jël nga respecté ko nga woo jàngalekat yi pale wax ak ñoom président nga bul parparloo bul farfen jëlal amal posture républicaine nit ñi loolu la ñuy xaar. ñu daal di nag àddu ci tàggat yaram ak Ligue africaine des champions ñaareelu pàcc bi Génération Foot nag daal di nay dalal ab délégation ci teewaayu jëwriñ ñi dénk tàggat yaram ministre conseil Youssou Ndour ak njiital fédération sénégalaise de football solo si nag mooy dooleel kon footballeur yooye ngir nag seen jano ak Oroya AC ñu daal di nag mën am ndam ñu yaakaar nag ne kii di Génération Foot bu defee kéemtalaay kàttanam kon dana daal di mën a qualifié. dañ ci ànd ak Pape Fara Ñing ab délégation bu mag la ñu def daal di seeti jouru Génération Foot yi waajal laale ak ñi nga xam ne ñoo nekk Oroya AC ci éliminatoire bi nga xam ne moo jëm ci wàllu Ligue des champions ministre conseil Youssou Ndour ak ministre des sports ak président fédération sénégalaise de football dem nag ñaax leen bu baax a baax jàpp ne war nañoo mën a gagné te li nga xam ne moo nekk union sacrée maanaam ñëpp booloo ci ginnaaw équipe bi rek moo mën a tax ñu am ci ndam lu rëy. Nous sommes dans une dynamique aujourd'hui de l'union fait la force. jamono ji danoo toll ci mbooloo mooy doole ci boobule dynamique la ñu toll ñu boole ñun ñëpp sunuy doole ñun sénégalais yi maa ngi woo sénégalais yi yëpp sax ñu daal di def ab dànk nekk ci ginnaaw Génération Foot fii nag ci la ñu toll te football nekkatul mbiru 11 contre 11 football développement la émergence la te jour bu ci ne daal di sol mayo na nga jàpp ne yow footballoo pour yow kese waaye 14 millions de sénégalais yi nekk sa ginnaaw ñoom nga war a football daal di def jom mën a am ndam. Porte le maillot du Sénégal ou représenter le Sénégal, sache que tu joues pour 14 millions de personnes. football nekkatul mbirum fo rek mbirum dëkk ak dëkk la moo tax ministre des sports daal di am confiance ne bu ñu ànd ak détermination rek war nañoo mun a génn ci jogante bi. équipe bu Sénégal moom mooy daje ak équipe bu Guinée noonu lañ ko war a téye su ko defee mu laaj ñëpp ñëw fekkee mbir yooyu match bu am solo lay doon di gërëm nag suñu mag suñu xarit le ministre Youssou Ndour nga xam ne moom itamit yàlla def na ñu ànd fi tey ak le président de la fédération sénégalaise. loolu lu rëy la ndax nag mosuma gis équipe bu Sénégal daal di éliminer ci wàllu compétition africaine équipe bu Égypte maanaam bu mu ci mën a doon rek ak classement bu mu mën a jël loolu nekk na lu rëy ndax équipe maghrébine yi ñooy contrôler lu bëri fii ci Afrique sénégalais yi nag am nañ confiance bu baax mobiliser seen ginnaaw ndax yéen leen woon ñu mën a am confiance. ma ngoog kon jongante boobee diggante Génération Foot ak Oroya AC di match retour bi niki aser ji lañ ci fas yéene sëgg ñaari équipe yooyu dossier bi waxoon nañu ko ñi ngi ko jagleel nag lamb ji ak li ñu ci nemmeeku kàddu yu tegginewul yi léeg-léeg di tukkee ci yenn mbëri loolee nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo seq xaren bi rafetlu wuñu ko benn yoon CNG tamit gis nañ taxawaayam ci rek tàmbali di teg ay daan nag waxkat yooyu nga xamante ne nag nee nañ la ñuy wax dëppwul ak yoon Cheikh Diop la ñuy àndal ci dossier bi. man ni ma ko gisee nii ngeen dem fekk ko ci naaj bu tàng jër ak yu mu jël bagage ak yooyu non da koy dofloo kii wérul. combat bi des 20 jours mu dem États-Unis jëlam yu bon yooyu ñëw mat 200 kilos taxaw. ay doon barke Cheikhou Tidiane loolu barke Mouhamad loolu teg suñu bët ñu ay sportif lañ
parole yu ñaaw yi nga xam ne mbër yi ñu ngi koy wéccante ci seen jàkkaarloo yu mucc li leen nag doon lu ñaaw ndax ñoom seen bopp nag dem nañ bay dugg sax ci li nga xam ne moom moo di vie privée jàmbur maanaam du sulli ay mbóot ki nga war a bëreel li leen nag doon lu rafetul dara ba tax docteur Alioune Sarr di ko ñaawlu. Olof Njaay dina wax ne wax ju ñaaw dëkkul fa mu jëm fa mu jóge la cosaanoo. du jéggal képp ku nga xam ne da ngay doxalee lu ni mel. man ak ñi ma àndal que nit soo koy daan da nga koy teg loo xam ne ala kulli leen xelam dootul xalaat mu dellu si ci. ku ñu sanctionné mooy da nga wàcc yoon ku wàccul yoon wi kenn du la teg dara parce que pays de droit lañ nekk na. ñi nga xam ne ñoom ñu sekk làmb ji nag di woo ak képp ku nga xam ne rek da nga yëngu ci wàllu wi wala boog nga doon njiital écurie ngeen saytuwaat bu baax a baax li nga xam ne moom moo di organisation bi maanaam nekk ñu mbër yi waaye itam daal di gën a farlu ci li nga xam ne moom moo di yar bi ndax bu ñu sukkandikoo ci ñoom ñi nga xam ne Sénégal bile sport la am te du wax bu ñaaw tax bile sport daal di nax saa yi. yow xam nga ma bëri yow 1 minute nga may yab. jaajëfal ko bu baax Cheikh Diop ñu ànd yër xët yu njëkk yu yéene kaay ak borom jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf hélicoptère bi daanu woon bërki démb ci Missirah ku bëgg a xam la ca xew dëgg-dëgg xooli ko ci l'Observateur ab film la ñu yéene kaay bi defal ci karas bi ña ne woon ca hélicoptère ba te yàlla def ñu mucc ca ak ña jiitu woon ca fa hélicoptère ba daanu ngir doon wàllu gaañ yi ñooñee ñu nettali journaliste l'Observateur yi na mbir ya demee accident baak na mu mittee ña ca mucc ak yuuxu yañ doon yuuxu ba gaañ yi dégg leen ñëw di leen wàllu ba ñu leen di sauver ca lëndëm geek lampe torche yi ñu yoroon ak it génnee leen ci hélicoptère beeg jafe-jafe ci amoon ndax benn buntu rek moo nekkoon ci hélicoptère ba muy buntu ba ca ginnaaw fa la ñu doon jaare la gaañi lépp mi ngi ci journal bi la Sénégal xëy ñu ak kanamu ñenn ñu des ci accident ba bokk na ci Emmanuel Sarr moo doon dawal hélicoptère ba moom nee nañu suba ci samedi ji sax ca la waroon a takk jabar keneen ku ci bokk moo di sergent chef ca Ndeela Fall mécanicien pilote bi hélicoptère bi la ma nga cosaanoo ci Mbumbaan nga ca Fatick Zoro lañ ko doon woowee bàyyi na ci ginnaaw benn jabar la Tribune nañu bilan ba yokku na ñi faatu ci accident hélicoptère bi toll nañu léegi ci juróom-ñetti nit la cloche dellu si moom it ci guddi gu tar ga amoon ca Missirah askanu dëkk ba rawatina nappkat yi ak jëf ju rafet ju ñu ca def ba sauvé ñu bari ci accident ba Louis Philippe Sagna journaliste RTS beeg njàmbaar gam wane ci yëf ya lépp mi ngi ci journal La Cloche source a bàyyi fi ñi faatu dem seeti ñi blessé ci accident bi ak nañuy dundee seeni blessé traumatisme coma ak sonn lool ba ñuy seet nañu leen di réanimer yéenekaay bi nañu ca foofee la ñu toll Rewmi Quotidien dëggalal ñu ne bilan accident ba yokku na la xew ca Missirah journal bi nañu moo waral président Macky Sall annulé tukkeem ba mu waroon a amal ca Brésil libération nañu du dem nga ca Brésil rek le président Macky Sall annulé même Medina Gounass ga mu waroon a dem ca Dakar ba président bàyyi na ko Robert Sagna mu jaaxle ba jàpp gémmiñ gi moo nekk ci xët mu njëkku Le Quotidien accident ba am ca Missirah ñàkk na ci mbokk yu bëri ne juróom-ñetti nit yi faatu ci accident ba yéenekaay bi ne nañu juróom yëpp ay mbokkam lañu Quotidien nañu Robert goqi na naqaru xol bi mu amee ci accident bi ca Ndeela Fall di pilote bi doon dawal hélicoptère bi baayam di Mamadou Fall xëy def ay témoignages yu doy waar ci doom ji ci Le Quotidien Mamadou Fall nee na doom ju correct te amoon xel la ñàkk Sénégal ñàkkati na jeneen doomam ci bitim réew mi ngi ci enquête yéenekaay Mame Mbaye Ndiaye la tudd fanweeri at ak juróom la am cosaanoo ca Pire marchand ambulant la woon bu newoon Espagne pëlisub Espagne ñoo ko doon dàq démb ci mbeddi Espagne yi mu kiris daanu jaara ca faatu L'Observateur nañu moom waa ji def na ci Espagne fukki at démb la doon dàqanteeg pëlisu Espagne ci tàkkusaan gi fa ruuga des ca taliba góor gi di Abdoulaye Wade këram di Parti démocratique Sénégal yëngu na yéen xët mu njëkku Les Échos commission bi mu bëgg a taxawal moom Abdoulaye Wade gaañu bari ci parti bi dañu ci àndul ci jamono joojit journal bi nee nañu ñooñu Karim Wade mu di les karimistes ñu ci mel ne Saliou Dieng ak Valdiodio Diouf dañoo mel ne xaj ak muus ak ñaw dëgg mooy tax Macky Sall génn ci li mu nekk xooli leen Direct Info li ko dal ca Touba moom Macky Sall li yéenekaay bi di laaj ndax dana nangu mu dal ko ca Tivaouane ndax Touba moom lu nekk jéem na ko fa munu faa fexe ba baax le ne gaaña Abdoulaye Wade la ñu gëm ni ko Touba wane ginnaaw bu ko Tivaouane defee noone ana fan la jëm moom Macky Sall ndax it ca Tivaouane Direct Info nee nañu lu fa way bëgg ci wàllu politique day fekk Serigne Mansour Sy Djamil ak Issa Sall bu PUR soxlawuñu ko boole ceekit moom Macky Sall li ko nar a gën a yàqal ca Tivaouane moo di jàpp gi ñu jàpp Khalifa Sall. jaajëfal ko bu baax Mamadou Mohamed Ndiaye yéen it sant nañu leen gërëm leen rédaction bi dina fi teewaat ci yeneen jotaay xibaar ñu leen di ñaanal kenn dalu jàmm te di ko sàkku ci yéen.